ci RFM. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci yéen benn waxtu ci studio Eva Mbaye bismillah ci xibaar yi. Assane Gueye. déclaration officielle bu njëkk bu président Macky Sall ginnaaw élection présidentielle yëpp fi woon ñu koy xaar bu ngoonee juróomi waxtu ca palais de la république dina fekk bu boobaa conseil constitutionnel daal di joxe it moom li nga xamante ni mooy résultat yi di yu mujj yi définitif ñeel boobu élection 24 février 2019 moom président Sall nag di kii faluwaat bees syndicat yi daanaka taxawunu ngir muñal ko ci wàllu ñaxtu yi dañuy delloo buum ca boy boy ga ñu ne muy syndicat yi ci wàllu wér-gu-yaram wàllu njàng di wàllu yoon ñoom ñëpp fas yéene kon wéyal seen taxawaay googee ñu daal di ajan di woon ndax élection yi woon na militant yu opposition bi nu jàpp ci parti Rewmi wala bokk coalition Idy 2019 ëppale ca tey jii ci kanamu yoon juróom-ñett la ñett ya di soxna teew na ca tribunal seen i soutien waaye it kilifa yenn yu opposition bi ngir daal di biral seen jàppale jëmee ci ñoom taxawaay googee nag ginnaaw élection yi porte parole bu gouvernement bi ministre Seydou Gueye moom jàpp na ni yenn ci doxalin du yu may yu putschiste di aji fuqarti nguur colonel Kébé moom nekkoon ni jamono porte parole armée bu Sénégal ci di militant ci parti Rewmi bu Idrissa Seck ci garda yu ba tey ñett ci fan ñu fàttali rek ne ku maywul ñu jaarale ko ci kanamu procureur colonel Abdourahim Kébé dimanche lañu ko wóolu ci këram ca Ndar daal di jàppee rek li nga xamante ni mooy ak mbindam ci wàllu internet gi ne ak woote jëmee ci wàllu fippu bitim réew ak Georges Déthié Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Assane. bisimilah. daañu dem ba ca Gambie foofee mbirum fukki soldat ak benn yi nga xamante ne faatoon nañ leen ci atum 1994 ñoom nag dañ leen faat te ñi ko def dañoo jotoon ndigal ci wàllu woowee loolee ay nit yi commission vérité réconciliation ak réparation xamle ca Libéria doomu ka fa nekkoon njiitu réew ma di Ellen Johnson Sirleaf teg nañ ko loxo liñ ko toppee moo di ni mu doon pasare moomeelu ñëpp. jërëjëf Georges ba ci kanam ngir yaatal gi sport geeg Malal Junior Diagne maa ngi lay nuyu Malal. maa ngi la fay la Jassane. lu gën a fës ci sport gi. daan waxtaanee tàmbaliwaat gi ñuy tàmbali di jongantewaat football bi ci mim réew gën a ba na ko dakkale woon ñetti ci bis ndax campagne bee ko sababoon tey ji nag ne dinañu ko doore ak wàllu coupe de la ligue ca États-Unis d'Amérique am na sénégalais bu tudd Mbacké Thiam la mu bëgg nag mooy fexe ba doon kenn ku ñu ràññee ca moomeelu réew ci wàllum football waaye itam dugg ci équipe nationale yi Sénégal yi dinañ ci waxtaanee itam wàllu basket foofee itam daanoo xamante genn soxna su tudd na Siraba bokk na ci guddi yuñ toll ni li xale yi wax kii coyete basket bi foofee ci ISEG basket. jërëjëf Malal yéen kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye gis-gis ak RFM président bu bees bu Sénégal bi falu ginnaaw 24 février lan moo war a doon ay yitteem ci wàllug lii di priorité sociale yi dundu askan wi nekk nu liggéeykat yi waxtaan wi ak rajo Futur Média incha allah ci njaxtalu xibaar yi am nañ yaakaar ànd ceeg monsieur le ministre Samba Sy ministre du travail waaye Cheikh Diop mi secrétaire général CNTS Force du changement ci technique bi Aliou Ba. président de la république Macky Sall ngoon juróomi waxtu ñuy xaar déclaration officielle bu njëkk ginnaaw élection yi woon 24 février 2019 bu juróomi waxtu jotee ci palais de la république lay doon loolee dina am lu koy jiitu ci li ñuy xaar ba tey ne ay rendez-vous muy li nga xamante ni mooy proclamation résultat définitif war a tukkee ci conseil constitutionnel ñoom ëtt boobe ñeenti waxtu ci ngoon la ñu jox askan wi rendez-vous président bay faluwaat nag ci Sénégal syndicat yi muy ñi yëngu ci kër docteur wàllu njàng mi justice dunu ko muñal état de grâce du am dañuy wéyal seen taxawaay Alaaji Njogu Jeen gannaaw bi élection yi jàllee ñaxtu yi nar a tàmbaliwaat ñaareelu njiit bu ànd gësam nekk tam njiit bu FGTS ne dañ ko ci nar a tegaat du ñu may dara gouvernement bi di ñëw Sidya Ndiaye. yaakaar naa ne bu ñu taxawalee gouvernement bi rek war nañu jublu ci li nga xamante ne mooy régler question sociale yi nga xamante ne bay nañ ko fi donc pour ñun état de grâce moom mënu fi am jarul ñu wuti observé état de grâce suñu bëggee saafara problème yi nañu teel a jóg teel a woote waxtaan parce que dossiers yi ñëpp xam nañ ko ñoom gouvernement bi xam nañ ko donc bu ñu toogee rek war nañu daal di woo syndicat yi autour d'une table pour que question yi nga xamante ne vraiment soxal na leen teel ci jublu su ko defee ñu mën a anticiper ci li nga xamante ne moo mën a nekk ay mouvement yoo xam ne ñuy observé. nu ni mel tamit la jàngalekat yi nar a taxawee ñoom yaakaar nguur gi saafara seen i ñaxtu ci ni mu gën a gaawee ngir ban ay jafe-jafe ci njàng mi Abdourahmane Gueye mooy njiit bu UDEN. problème yi nga xam ne ñun moom la ñu am muy jafe-jafe lenteur administrative yi parce que gis nañ suñu ñoom avancement yi bu ñu avancé tamit dañuy am jafe-jafe pour ñu xaatimal leen këyit gi nga xam ne mooy wane ne ñoom avancé nañu te nga xam ne tamit dafa war a impacter seen payoor yaakaar nañ ne loolu ak question de rémunération bi parce que gis nañ ne jafe-jafe dafa am si ñaari fonctionnaire yoo xam ne ñoo tolloo hiérarchie seen payoor day daal di waroo
te jàngalekat yi dañ leen a suufeel si waat fànn boobu. ñeneen di liggéeykat yi nekk ci wàllum yoon ñoom tamit di xaar nguur gi ci ñaxtu yi ñu ko jébbaloon maître Aya Boun Malick Diop mooy njiitu SYTJUST. bu ñu dëggalee seen engagement rek amul benn raison boo xam ne ñun war nañu yóbbu ñuy dem grève avant ñuy dugg ci élection yi dañoo nekkoon ci waxtaan googu liñ ci façon yëpp nañ ko dëggal rek. gannaaw bi ñaxtu liggéeykat yi newe woon congé ndax élection yi syndicalistes yi tàmbaliwaat di yëglu ngir ñu saafara seen tawat lu ko may nee nañu daañu delloo buum ca mboy ga tàmbaliwaat di yëngu-yëngal. jërëjëf Alaaji Njogu Jeen xibaar ñeel Barthélémy Diaz di maire bu Mermoz Sacré-Cœur ci xibaar yu mujj wadd alkaati bu siwilu boo xamante ni ñu ne ci xibaar direction de la sûreté du territoire ñoo ko daal di yebal moo duggoon làqu ci biir watam moom Barthélémy Diaz di maire bu Mermoz Sacré-Cœur bokk ci parti socialiste ñu fàttali rek ne li nga xamante nag mooy taxawaay gu ci ay garde rapproché am di ñu yore kaaraangeem def moo waral ñu daal di teg loxo waajoojee ba yóbbu ca section de recherche ñu déglu ci wàllu réaction ndey mbil gi Barthélémy Diaz ak Jean-Paul Ndour. di ñaawlu lu fi xew tey ci suba dama nekkoon suma biir kër dégg ay baat ci biti ma génn fekk ñu jàpp benn waajooju ñu laaj ko loo fi doon def mu ne moom dañ ko fi yónni te dañ ko yónni ne ko il faut que mu dem ci benn oto bu ngeen xam ne ni plaque immatriculation bi mooy DK 4102 AP te oto boobu maa ko moom. waajooju daal di ñëw dugg suma oto ñu ne ko loo doon def ci oto bi daal moom daal nee na daal dañ ko joxoon rendez-vous ci oto bi. nee na am na benn commandant am xam nga benn commissaire am bu ko wax daal soo xëy tey ci suba na nga ñëw fii ñu jàpp ko ñu gis que buñ koy fuyee ñu gis benn carte police bu mu yoroon. ñu ne ko yow lan nga mu ne moom day liggéey DST mooy direction de la sûreté du territoire daanaka ñoom ñooy def yëfu renseignements généraux moo tax man ma daal di woo section des recherches gendarmerie ne leen kii dama bëgg ngeen teel ma ko te man mii danaa porter plainte policier la dëkk d'accord la policier la wante policier amul droit dajji oto kenn Sénégal ne da ci dugg nii. Barthélémy Diaz ci plainte boobee mu fas yéene def jëme ci élément boobu ñu ne DST la bokk di ñi ko yebal foofe ba ak làqu wala ubbi watam moom maire bu Mermoz Sacré-Cœur tey tribunal flagrant délit Ndakaaru war a àtte juróom-ñetti militant yu opposition bi bokk ci Idy 2019 juróom-ñett lañu ñett yëddeey soxna. kon ñoom ñëpp daanaka bokk ci coalition Idy 2019 ci wàllu audience bi tey maanaam àtte bi ci suba nag ci tribunal teewaayu ko ñu bari ci jàppale bokk na ci ay leaders yu opposition bu Sénégal lu ñeel colonel Abdourahim Kébé ancien porte-parole bu kon armée bu Sénégal jiite woon jamono kon direction relations publiques bu l'armée gi ginnaaw à la traite gi doon membre bu parti Rewmi garde à vue gi moom dafay wéy tey jii la njeexte gi ñuy xaar ak jàllaleem ci kanamu procureur fàttali ni lu ko ñeel moom colonel Kébé ñu ngi ko daal di wóolu woon ci kanamu section recherche bu gendarmerie Colobane dimanche ji jëlee ci këram ca Ndar toppee ko mbind di post ci page Facebook am jëm ci lu ñu daal di jàppee ak wooteeg fipp lu ci mën di am mu ngi ci yoxo yoon. ci taxawaay ak jàppe googee ñenn ñi jàpp ne dafa doon ak deltu ginnaaw ci wàllu démocratie wala xoxalaat ak yeneen Seydou Gueye mi yore kàddu gouvernement bu Sénégal moom gisee wu ni dafa jàpp ne ñooñe di opposition bi taxawaay gi nu am ginnaawi élection ak ndam jëmee ci kii di président Sall seen ak taxawaay gisewu ko lu sore doxalinu putschiste aji fuqartik nguur Seydou Gueye nekkoon tey ganu RFM matin. république nag am na loo xam ni xajowul ak moom république xajowul ak yëngatu pour indi ay trouble pour déstabiliser donc nguur gi nga xam ne yaa ngi wax mooy bi fi nekkandi mais damay jàpp ni mooy bi fi nekkoon ba tey te continuer fi nekk parce que terme bi app bi jotagul nguur googu li ko war da koy def donc day matal karange gi day matal dal gi day matal jàmm yi. ku amul ci démocratie lu la neexul ak loo àndul am nga sañ-sañu wane ko Macky Sall ba mu nekkee ci opposition daana woo nit ñi ñu wàcc ci mbedd mi itam di wane seen ñàkk ànd ci doxalinu nguur gi fi nekkoon. waaw woote ñu wane sa ñàkk ànd ci li fi ne ak ñàkk ànd ci li fi am te neexu la dafa am ay nu ñu koy defee. amul kenn ku war am sañ-sañ yëkkati fitna ci réew mi. démocratie bu peuple bi waxee ba pare. keneen ku nanguwul loolu. maanaam nga ni d'accorduma ci résultat bi. contesté naa ko. waaye du ma def recours. loolu dafa àndul. boo d'accordul ci dara da ngay def recours. defuloo recours. ànduloo ci ne da ngay yëngal. loolu ci sama jàngat man sama bopp man la engagé. ku taxaw taxawaay boobu
taxawaayu putschiste nga taxaw. monsieur le ministre Seydou Gueye diwaanu Fatick coordination départementale coalition Idy 2019 ñoom dal di ñaawlu ba fa ñaawlu yam jàppee gu bari gi ñeel seen i militant ñoom dañoo gis ne doxalin woowee ñeel nguur gi fi ne ak njiit la président Sall du daal di doon luy gën a yokk jàmm ji ci penc mi ci weneen wàll def nañ bilan présidentiel ga fi woon tey leen gën a féddali seen kóolute ak kóllëre ñu ne seen leader Idrissa Seck Fatick soxna Aminata Goudiaby. jàpp gi ñuy jàpp ay nit yu fare ci opposition bi rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo fare ci coalition Idy 2019 métti na farandooy Idrissa Seck yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci biir département bu Fatick ñoom ñoo ni loolu du yoon te fi mu ne nii nag mbir mi dafa mel ni luy bëgg a ëpp te dañ ci war a jóg Matar Ndoumé Diatara moom mooy coordonnateur départemental bu réew mi bu Fatick. président Idrissa Seck bi ñu paree élection yi gis nañ ko mu dem Touba dem ci xalifa général bi wax joo xam ne yu dem ci jàmm la ngir apaisement réew mi man a jàpp naa ne président Macky Sall bu fekkoonte ni nekk na koo xam ne jàmm moo ko ñor dana nag dox ci jàmm jot di say woote mu jaar ci loolu te bàyyi opposants yi nga xam ne mu ngi leen jàpp di leen tëj yaakaar naa ne loolu moom nekkul loo xam ne jëm na ci jàmm ak ci réew ak salaam ci réew te ñu ngi koy véritablement ñaawlu bu baax a baax a baax réew mi jàmm la soxla. ñoom nag ñu ni tey jii la ñuy gën a dëgëral seen ànd ak Idrissa Seck te duñ ci tàyyi benn yoon. le département de Fatick ñu ngi féddali seen kóllëre ak seen engagement ak seen détermination ci gannaaw président Idrissa Seck leen rek moo ñu ñor gunge ko ànd ak moom comme ni ñu koy defee depuis 2004 ba léegi ànd ak moom ngir ëllëg yàlla dimbale ko jox ko réew mi ci jàmm ak salaam loolu rek mooy li nga xamante ni moo am solo te loolu ci fidélité ci engagement ak ci détermination gannaaw président Idrissa Seck lañ koy defee. gannaaw ba nga xamee ni nag élection présidentielle yi jàll na ñu ni daañu wër région bu Fatick ngir gën a yaatal seen ay base mën a préparer li nga xam ne moom moo di élection locale yi di ñëw Aminata Goudiaby Fatick RFM. ak RFM kumpa jeex na. wàllu diine ëllëg ndorteelug koor ak mbokki catholique yi diir ab ñeent fukk ci ay fan li ko tàmbali ëllëg ñu leen di ñaanal kooru jàmm ëllëg di li ñu duppee ci ndorteel yi àllarba ji nga xamante ni mooy mercredi décembre bu nu nee ëllëg la nag talaata tey jile xam ngeen mooy mardi gras di ci wàllu taxawaay occasion ngir gune yi tout tànk yi ci wàllu déguisement col goo xamante ni li nu seetlu ren mooy ñu ca bari ci yooyu gune yu Sénégal dañoo taamu daal di rek toppandoo héros yu bande dessinée dessin animé yi naka noonu teg ci wet ga lu ci mel ni colug cosaan gi ana lu ko waral du ñàkk leeral bi ci gëstub soxna Awa Mbaye. ci ëttu jardin d'enfant bi ab tente bu mag ñu rangale ca biir ay chaise yuy xaar invité yi ñëw ci bis bi baafal yi ni teg ci koñ yi di fësal musique bi ba tax xale yi kontaan tey daanaka kenn xàmmewu leen ndax tenue yu nu sol déguisement Superman Spiderman wala sax lieutenant police comme Pape Amadou Diouf. lieutenant de police comment Diouf. yaayam di wax ne lan moo waral doomam tànn doon policier. waaw moom moo ko bëgg doomu policier la waaw maama policier la day gis policier yi solu mu ne maman man dama bëgg a solu comme policier yi. Daado princesse Bangoog rafet te tuuti sol lépp lu rose yor nag ca loxo ba ab baguette xam ne tey dafa taaru moo tax mu koy wane sax façon bi muy doxee temp lay def. def na princesse rose daal def chignon def kawam couronam ak feewam. yaayam ne déguisement bi moo gënoon a yomb ci moom moo tax mu defal ko tey ci suba. waaw tenue cosaan bi nag moom déjà bari na compliqué na il faut nga ñaw lu ñaw bi il faut nga uti accessoires yi maquillage bi aussi c'est pas donné il faut nga defar ko mën ko pour man bi moo gën a yomb et rafet na et moderne na. Pende Sare moom itam mi ngi ànd ak ñaari doomam yu jigéen Ana ngi nii ak Tabu ñoom ñaar ñëpp yëre Yaay Fall la ñu sol. maa ngi leen solal tenue Yaay Fall defal naa leen laafa bi defal leen njël yooyu ñuy takk ak ceinture bu dijj bi ak seen ay bot ñawal leen yëre. ñaw bi moom métti na trop mais tamit il faut le faire ah suñuy cosaanu murit tàmm nañ ci vraiment Yaay Fall ànd ak ay jikko yu baax ànd ak ay valeurs vraiment voilà. bu dee sax directrice jardin d'enfants bu Croix-Rouge bu Point E di Awa Ciss Touré ne déguisement cosaan yi fii ci sunum réew moo ko gënal taxul mu forcé ko waajur yi. jërëjëf soxna Awa ci yooyu jamono def ko tu ñaawteef bu bon xañ li nga xamante ni mooy mbégte ay wayjur daal di jël seen guneb ñetti at kese faat ko dugal ci saako muy jëf ju ñaaw ci fi nga xamante ni mooy bande filaaw Géejawaay loolee nag new doxalin wu ñaaw waral yenn ci wayjur gën a daal di yokk parlu gi nekkit ci njàqare ngir seen doom yooyu reportage Salimata Aw. Ahmed Seydi ab xale bu góoru ñetti at ñu faat ko def ko ci mbuus
yóbbu ko ca Malika teg ka fa mu nekk lu ñaaw waajur bi rafetlu ko benn yoon di wane itam tiitaangeem. man kay sama fit dem na te damaa njaboot sama fit dem na bu baax a baax a baax. nag nañu bàyyi lii nag xam ne doomu jàmbur la lii day indil nit ki fitna rek ak problème nag ak waajur yi rek. parce que booy dem war nga sax yóbbu sa doom yóbbul ko sa bopp nga xam sa la mu toog bu wàccee nga dem jëliwaat ko ñëw tegaat sa wet farlu looloo gën a am solo daal nañuy farlu rek farlu bi daal moo gën. surveiller xale daanaka mënta ne ndax foo leen fekk ñi ngi ci biti mari di ñu xamal loolu. xale moo mënul xam nga mag sax dina toog kenn du ko yóbbu mais xale mënul toog fa ngay toog mënu fa toog parce que xale day génn day dem di foo buy génn si mbedd bi léeg-léeg doo ko gis da ngay tourner rek gis ko jéem a sàmm rek na xale moom kenn mënu kaa tee. mu boot ab xale bu góoru 2 at Aminata moom di ñu xamal ni waajur yi ñoo war a farlu te bañ see jóg ndax yëf yi mi ngi fi ba tey. xale kay da ngay ànd ak moom ba si buntu école bi nga bàyyi ko mu dugg bu duggee ba pare nga bu wàccee nga boo ko mënoo jëlee nga yónnee bon bi wala yéen sa bopp nga jël rek yokk surveillance bi rek surveillance bi moom na gën a doy rek parce que dëkk bi jamono ji moom neex. sàccum xale ba léegi ñu ngi koy wax Sénégal bu Ahmed Seydi moo ci mujj ñu ngi waxanteel nag ni nguur gi itam war naa yëngu yokku kaaraange ndax lii mi ngi ëpp dayoo. Salimata jërëjëf diwaanu Thiès la ñuy wutali ak lu jëm ci wàllu tàggat ñeel ñi nga xamante ñooy ñenn ci conseil yi di ay élus ñu nu fal ci gox-goxaan yi muy élus yi ci wàllu kon départemental gi municipal ak léeg-léeg télé gi ci liggéey bi ci dara war la ko lu may ak ñàkk xam moo waral ay jàngalekat yu université bu diwaanu Thiès taxaw ngir ak formation jëmee ci ñoom Cheikh Anta Diop. université bu Thiès dugal loxoom lu jëm nag ci wàllu tàggat ñi nga xamante ne ñoo nekk ci bopp moomeel yi di ay conseils municipaux nekk ci bopp moomeel yi ndax nag nee nañ bopp moomeel yooyee lu ci bëri dañ ko réere mbir loolee tax nag professeur université yi dugal ci seen loxo docteur Oumar Faye nekk directeur ARD bu Thiès. mais justement c'est que ñàkk xarante boobu moom moo tax code des collectivités prévoir ne à son article 12 que les élus ont droit à une formation parce que bu ñu lay fal dañu la fal non pas sur la base de la compétence parce que loolu moom mooy démocratie maintenant soo ñëwee nag il faut aussi ñu mën la tàggat ba mission bi ñu la jox nga mën ko gérer convenablement moom moo tax ci recommandation forte yi nga xam ne war na ci ma jël moom mooy il faut que ak l'université de Thiès ñu travailler à mettre en place un master en développement territorial et en finance master boobu dina gën a mën a tax ñi nga xam ne ñu ngi fi comme ay acteurs ñu gën a am des capacités ñu gën a mën a assumer telle mission yi nga xam ne moom la ñu am daal. fexe nag ba tàggat nag ñi nga xamante ni ñoo nekk ci bopp moomeel yi toogal askan wi lu war la ba tax na ay professeurs yu jógee fële ca Belgique ñoo wet ñëw di jàppale seen i naataangoo professeurs yi nekk fii ci université bu Thiès bac bourgeois di jàngale lépp loo xam ne jëm na ci wàllu droit fiscal ak ay finances publiques ci université bu Liège. Aujourd'hui, la gestion des collectivités locales devient plus complexe que jamais. jamono day dox ji toogal askanu ci bopp moomeel yi dañoo war a xarañ xam collectivité territoriale nu muy doxee loolee université yépp ci war a dugal seen loxo. Elle doit se professionnaliser et les universités. am réew day dox indi yeneen coppite loolee tax jàngalekat yi nekk ci université yi ne nag dootuñu yam rek ci jàngal étudiants yi waaye dinañ ubbeeku jàppale askan wi RFM Thiès Cheikh Anta Diop. RFM bitim réew. ñu tàmbaleeg suñu dëkkandooy Gambie George ak li nga xamante ni mooy ay leeral yeneen ñu nu for ñeel ci jamono li ñu duppe woon contre coup d'état novembre 94 la woon ba fukk ak benn ci soldat faatu ci woon ci camp militaire bu Yundum. déglu gi nga xamante ne waa commission vérité réconciliation et réparation ñu ngi koy déglu ñenn ñi tax na ba ñoom ñu xam ne militaire yooyee dañ leen tegoon loxo benn faat leen te ñi ko def ci ndigal moo tax ñu def ko Souadou Ndiaye. def na 2 fukki at ak juróom ba ñu fàttee fukk ak benn soldat yi lay ginnaaw ba ñu leen reyee woon nag ñii di autorité yi dañoo xamle woon ci rajo yi ni ñoom ñi fukki ak benn soldat yi dañ doon bëgg a amal li nga xamante ne moo di coup d'état ci dëkk ba. tey jii nag ginnaaw ay audition yu waa commission vérité réconciliation ak réparation amale woon xam na ni fukki ak benn soldat yi dañu leen faat te ku ko def nekkul kenn ku dul waa Putschistes yi te ki nga xamante ne moo nekkoon njiitu réewu dëkk ba mu di Yaya Jammeh moom moo nekkoon ci bopp ba. ba ñu woyeele ba tey audition bi ki nga xamante ne mooy sergent armée gambienne ca jamono boobu di Alaaji Kani moom wax na ni jël na pistolet wam tiré ci yile soldat ba tey muy dool di xamle fu exécution yi amee woon bokk ci camp militaire bu Fajara Yendem ak champ de tir bu armée gambienne nekk ca forêt Niambay audition yi tamit xamle nee na ni que ni fukki ak benn soldat yi lee dañu leen faat ci ay anam yu ñaaw. Souadou Ndiaye jërëjëf ñu dem Libéria George ak doomu Ellen Johnson Sirleaf mi jiite woon rek moomee bu ñu teg loxo. moom Charles Sirleaf la tudd ak yeneen i kilifa yu banque centrale bu Libéria ñoom itam teg nañ leen loxo ndax ni ñu jàpp ne dañ doon pasare moomeelu ñëpp maanaam kopparu réew mi doomu Ellen Johnson Sirleaf
def boobee liñ koy toppee moo di dafa détourné benn pàcc ci koppar gi nga xamante ne mu ngi ko def diggante 2016 ba 2018 jamono jooju moo nekkoon vice gouverneur bu banque ba maanaam ki ñu toftal ca gouverneur ba BBC xamal ñu ne ñaar ci juróomi fonctionnaire yooyu nga xamante ne tegu ñoom la ñu inculpé wala yoon di leen di topp ñoom jamono ji dañoo daw benn rapport bi nga xamante nag ñu ngi ko siiwal ay bés gi ñu weesu dafa xamle woon ne ay millions dollars américains dañ kenn gisatu ko woon ci trésor public bu Libéria. CEDEAO moom li ko yitteel dëgg jamono yi di préoccupation mooy tolluwaay ga ca Guinée Bissau. foofee ndax climat ba dafa tarf ca Guinée Bissau ab mission interministérielle bu CEDEAO demoon foofee sax ba waxtaan ak ñenn ñi ni ñuy waajal élection ya foofee moom nag li ko gën a yitteel moo di grève yu bëri yi nga xamante ne nemeeku nañ ko ci secteur yu bëri te mën na indil gàllankoor élection bi ñu war a amal foofu ca Guinée Bissau Noamankali. mission koo xamante ni dañoo am ndaje ak chef de l'état bu Guinée Bissau délégation bi dafa am ndaje tamit ak premier ministre Aristide Gomis président bu commission nationale électorale José Pedro Sambou waaye tamit ak yeneen groupe yu ambassadeur ak organisation internationale xamante ni ñooy mbokk yu Guinée Bissau ndax ñu mun a analyser processus électoral bi mission dafa gërëm loolu tamit ngir effort bu ñu nekk di joxe ci processus électoral bi président bu commission bu communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest bu ñu ne CEDEAO moom dafa déclaré ni organisation moom dafa jaaxal loolu ngir tension sociale boo xamante ni mu ngi yokk rek lu ko waral mooy grève yoo xamante ni moo amoon ci secteur sociaux yi toutefois mission bi moom dafa woote acteurs sociaux yi ndax ñu bañ a indi seen mer bi te def ay revendications yoo xamante ni mun na yàq intérêt yu nation yi waaye tamit dafa invité acteurs sociaux ak politique yi ndax ñu mun a def lépp ndax élection bu fukk fan ci weer mars buy ñëw ni mun a jaar ci yoon te mu bañ a am ay tolox délégation dafa ne CEDEAO moom mu ngi engagé pour jàppale Guinée Bissau ci élection bi ndax kooku tamit mun na jeexal définitivement ak crise politique boo xamante ni moom la nekk di jànkonteel ndax réew mi mun a développé Noamankali Bissau RFM. Alaaji Assane beneen délégation bu CEDEAO mu ngi woon itam wala bokk mu ngi sax jamono ji ca Bénin li ko tax a jóg nag moo di waxtaan ak wéy politique yi ni ñuy waajal élection législative yu ñaar fukki fan ak juróom-ñetti weeru avril gi ñu dëgmal leeral yeeg Kumba Bax. délégation bu CEDEAO teew nañ ci dëkk boobu di Bénin li ko dalee ñetti fan ci weeru mars bi ñu nekk ngir diisoo ak ñi nga xam ne ñoo séq élection faluk député yi te ñu jàpp ko ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril bi ñu dëgmal visite bu ni mel nag tàmm nañ ko faa amal waaye nekk na lu am solo ci ñenn ñu fare ci kujje politique gi visite bi nag ñu ngi ko amal juróomi fan gannaaw ba nga xamante ni bi délai bi ñu maye woon ngir déposer candidature yi daal dinay jeex opposition bi jàpp na ñoom dañ leen cee beddi benn parti bu fare ca kujje gi rek moom moo jote déposer li di dossier wam ñi ci des dañoo dàq seen ay dossier ndax nee nañu dëppoowul ak li nga xam ne moom mooy loi électorale ba député bi di Nouréni ak Tchadé moom mi fare ca minorité parlementaire ba di am yaakaar yu bëri ci bile scrutin yaakaar bi ci gën a fort nag di nañ dàq yi élection délégation bu CEDEAO fas yéene amal ay waxtaan ak commission électorale ba ak ñi nga xam ne ñoom ñoo war a actualiser fichier électoral ba ci fàttali nag laata ñuy gisee classe politique ba te daje ba ñu jàpp ko tey ci talaata gi ñoom démb ci altine gi ñoom waa CEDEAO jotoon nañ gisee ak yenn ministère waaye it ay institution yoo xam ne ñoom dañu bokk ci doxalinu yi la élection. jërëjëf Koumba Ba ñu yegg si ca Niger ci wàllu wér-gu-yaramu mala yi Georges foofu nag dafa mel ni am na jàngoro ju fa dugg daal daanaka faagaagal mbaam yu bari foofu. ci tubaab ñu ngi koy wooyee gourme équine wala boog angine du cheval mu fay def ay njombe RFI xamal ñu ne weeru décembre 2018 ba léegi lu ëpp ñeenti junni mbaam sëf ñoo fa ñàkk seen bakkan te feebar gi day wale Alaaji Assane. jërëjëf Georges xam naa sa xel a dem ci tool yi njagañ ñaaw. RFM Sport. tàggat yaram Malal Junior. Alaaji. Malal moom day yokk ci xar mi karaw. déet man kenn naa pat du mbaam xuux mbaamu sëf la. na leer pour Georges. waaw muy leer. football bi ak reprise compétition tey ci ngoon Malal. ak ligue professionnelle bii di amal coupe de la ligue Alaaji Assane ngir nag mën a doxalaat ba équipe bi mën a duggaat ci compétition bi ak dugg ci championnat bi tey ji nag nee nañu am na ci ñetti jongante yoo xam ne danañ ko tëgg ci ngoon gi Amitié FC ak waa Africa Promo danañuy amal jongante Sineps jongante ak waa Mbour Petite Côte ba ca gën a nar a neex nag dox diggante Dakar Sacré-Cœur
ak waa Pikine di ñaari équipe yoo xam ne ñu ñëpp ña nga ca kaw bu ñuy xool classement Ligue 1 bu atum ren gi la ci des nañ ko yeggali bés ni ëllëg Gorée Casa Sport Jaraaf bu Ndakaaru ak waa ñaari télé ña ngi koy tëgg nag foofa ca Alassane Djigo Génération Foot laa leeg waa Stade de Mbour TFC mooy Tëngéej FC war a suwe ak ñi di waa Njàmbur bu Louga. États-Unis ak doomu Sénégal bi di Mbacké Thiam moom ñaari objectif lay diiru jamono ji gannaaw ba nga xamee ni góorgóorlu na ba daal di dugg nag ci deuxième division bu États-Unis la mu bëgg nag mooy nee na daal def kéem kattanam ba toj foofa ngir nag mën faa jóge dem ci réew moo xam ne boo fay defee football danañ ko gis bu baax a baax ngir mën a ñëw ci Sénégal nee na nag fii la fas yéene jaar ba loola mu mëbët mu matale ko. football moom li ci gën a jafe mooy tey nga jéem a dugg ci milieu professionnel bi donc après une fois nga dugg ci moom honnêtement xam nga tey ñu ngi am yaakaar bu baax a baax pour intégrer mooy MLS bi mais suñu objectif tamit mooy tey dem ci beneen place boo xamante nii tey fa la nit ñi di gën a gisee comme en Europe. donc ambition bi daal mooy concentré wu tamit ci saison bi jéem a am saison bu baax parce que football moom léegi ak foo mënti nekk boo amee ay performance yu baax rek nit ñi dinañ la fa gis dinañ la fa fekk donc ma xool MLS wala xool beneen championnat boo xamante ni tey maanaam daal nit ñi moom la ñuy gën a seetaan parce que tey loolu rek moo tax tey ñun ñuy gën yokk suñu liggéey te tey di xalaat am équipe nationale benn côté ci suñu xel maanaam tey motivation la pour bépp footballeur donc tey ñun moom honnêtement amuñu benn limitation bu ñuy def ci suñuy bëgg-bëgg équipe nationale tey dafa nekk loo xamante ni fierté la donc képp kuy football tey bëgg nga représenter sa dëkk bëgg nga jaayante pour sa dëkk donc pourquoi pas tamit ñun parce que ñi koy def tamit liggéey kese la donc tey ma ngi suñu xel donc bokk na ci li nga xamante ni moo ñuy tey gën a motiver ñuy liggéey di gën a joxe plus sur le terrain. gën a joxe ci terrain bi itam ñooñu dinañ ko def tey mooy waa Real de Madrid gannaaw ba ñu jëlee ñaari jël ci week-end wi nu ak seen bi nu génn ci seen diggante waa Barça yi ñu duma leen ci ñaari yoon seen dëkk ba ñoo fa dalalat ñii di waa Ajax Amsterdam mu bokk ci 8e de finale retour Ligue des champions européenne bi kon foog gars yi def foofu góorgóorlu ngir mën a jàll bi le pàcc beneen jongante ba dox diggante Borussia Dortmund ak waa Tottenham di doomu Angleterre ñu wax ci basket bi. xamante ak ndaw li di Nassira Ba. Nassira nag ma nga woon ca Ndar di fa basket dana daal di jóge foofu ñëw fii ci Ndakaaru ci ISEC Sport am na nag ay mëbët yoo xam ne nas na ko waxtaanee ko ak Soda Thiam ñu déglu ko. gannaaw UGB Nassira Ba daal dina ñëw ca ISEC Sport ci saison gi ñu nekk moom meneuse bi nag di ñu xamal la ko waral. waaw UGB lu tax ma jóge fa ma nekkoon capitaine UGB daaw j'ai fait beaucoup de choses là-bas et j'ai préféré changer pour ñëw Dakar def fi ay exploit tamit loolu moo tax ma jóge UGB ñëw Dakar. clubam gu yees gi nag mi ngi ci yoon wu baax ci ndoxteelu saison gi ñu nekk ne ci juróom-benn bëccëg yi ñu jot a joué Nassira Ba ak yi ñoñam am nañ ci juróomi ndam ak benn défaite képp. ISEC loolu liggéey la rek liggéey dañoo liggéey ak suñu coach dañoo am coach boo xam ne dafa jeune comme ñun xale la comme ñun ñu ànd ak moom di liggéey ak moom mu am ambiance bu bari dans le groupe dans l'équipe loolu moo tax ñu agsi fii ñu agsi. mu di joueuse goo xamante ni bëgg na yóbbu clubam gu yees gi ci boppu championnat national 1 ñeel jigéen ñi championnat googu nga xamante ni jamono ji Saint-Louis basket club AS Ville de Dakar ak Dakar Université club ñoo ca féete kaw. waaw bu baax parce que loolu liggéey moo koy def te ñun dinañ gën a liggéey ay xale lañ on peut mën nañ def lu bëri ci championnat Sénégal donc dinañ ci continuer bu baax pour monter foofu noonu ngay wax. ci fàttali nag Nassira Ba bokkoon na ci mondial Lituanie 2013 ak U19 yi naka noonu itam ci jeu de la francophonie ba ñu doon amalee ca Nice ci atum 2013 ba tey moom Nassira nekk na itam médaille de bronze ak U25 yi ci atum 2017 jamono ji ay atam toll ci ñaar fukk ak ñett Nassira Ba bëgg a def kéem kàttanam ba lu mu bon mu gàddu benn trophée ak clubam gu yees gi naka noonu dugg ci équipe nationale A bi ancienne capitaine bu UGB bi ay mbëbëtam itam bokk na ci dem àggale ay jonganteem ca bitim réew. tarkal Alaaji. yàlla mi dogal na ni. waaw maa ngay ca yoon ba. wàcc nga ba suba. waaw ba suba jërëjëf Malal ci yoon woowu ñu jël nag ñun boobaak léegi RFM jëm ci 8 mars gi ñu jagleel jigéen ci àdduna yu Sénégal rawatina tey ji ñu ngi leen jagleel soxna yu jàmbaare lool lank ne duñu banque yoxo yi doonte jamono mitti na waaye ku nekk métier ba nga ne lépp ngir gën a am ak wekk ci penc mi reportage à Sigay. sama jàng soriwul moo tax ma choisir liggéey bi. Oumy Mané day liggéey ci bale ak fobeere mu am boroom kër ak njaboot soxna si di ci bay waaram 2012 ba tey ma nga naan bëggul toog benn yoon di nekk yaafus. liggéey bi méttiwul noonu xam nga liggéey moom góorgóorlu rek di xam loolu mooy sa sutura nga góorgóorlu ñefe
waaw loolu tane na sama jëkkër dafa may encouragé rek. si weeru mars bii ñu jagleel jigéen ñi ma nga leen di ñaanal. bëgg naa xéwal bi gën a dugg. waaw mu jig ñëpp ñu am jàmm. soriwul dara immeuble bi ummi di liggéeyee ab étudiante célibataire di waxtaan ak ay xaritam Penda Sarr am 20 fukki at ak lu teg di ñaan kilifa réew mi ñu daal di dimbali ndaw yi jigéen ñi. le 8 mars sa xel na dem ci jigéen ñi donc ñuy ñaan mooy ñu jàppale jigéen ñi rek xam nga majeure partie étudiante yi nga xam ne si dañuy ñëw jógee fu sori di jàng si et tout ñu jàppale état bi amuñu ay moyens ñu jàppale leen aussi jàppale leen tamit wutal leen ay bourse xam nga parce que déplacement bi nag métti na dem ñëw et tout xam nga le transport c'est pas évident ku xam si amoo bourse di dem déplacé wu. jigéen warul yaakaar lu dul si dooleem loolu di xalaatu Awa yore ab boutique. bi ma nekkee si liggéey bi yàgg na xalaatuma keneen daal ki nga xam ne yaakaaruma ci kenn daal. waaw man daal liggéey rek waaw liggéey rek te man na dama nekk nga xamante ne bëgguma ku ma yàq. naam sax dëkk bi metti na am liggéey jafe lool jigéen ñi ñoo ngi takk seeni sër di wër dund bu mucc ayib bale fobeere jaay ak liggéey bu mu si mënta doon dinañ ko def ngir bañ a suux. RFM li ci yéene kaay yi. waaw turandoo karo bu baax nu muy mel. soo jëndee karo yu baax da ngay poser premier ba dernier karo doo ci gis défaut benn karo du fell bay toj gondole moom waxaale wu ma ko couleur yëpp nuroo dimension yi méngoo te saa suñ koy nettoyer dafay gaaw a set te du naan ndox taw ak naaj mënul ci moom dara te produit d'entretien du ko soppi. waa li nga fi wax yëpp fan laa ko mën a amee ci karo. fenn rek seen karo Kër Khadim. seen karo Kër Khadim moo leen di may seen revue de presse téléphone 33 859 40 40. Sénégal ku ne dégg nga Djily CSB ñëpp respecté ko mu nekk fii ci Colobane rue 39 angle 46 33 821 41 25 Djily CSB Gueule Tapée rue 6 prolongé 33 822 83 85 Djily CSB di jaay bépp xeetu téléphone ba noppi it di partenaire officiel u Samsung Djily CSB ñëpp respecté ko ndax authentique rek lay jaay bëgg authentique ci biir xolam Djily CSB Colobane ak Gueule Tapée moo leen di may seen revue de presse. yéen kaay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf colonel Kébé jege na kaso l'observateur nañu moom colonel Abdourahim Kébé chargé de la défense ci parti réew mi li ñu koy tuumal mu di da doon woote ak fippu mbir yi ñu ngi koy bëgg a coûter cher ne dimanche ba léegi ma nga ñu tëye ci section recherche bu gendarmerie Colobane gendarme yi noppi nañu ci moom tey jii ca la ñu koy defeere ci tribunalum Dakar mu war a jàkkaarloo ji ak procureur de la république colonel Kébé ak ëllëgam mi ngi ci loxoy procureur bi mooy xool ndax dafay dëggal tuuma yi ñu koy toppee am ndax da ko koy faxasal les économies colonel Abdourahim Kébé ba démb ci minuit 40 ñoo ngi ko doon enquête ak doon ko auditionné tey jii ca la ñu koy defeere te su moytuwul instruction la jëm wala flagrant délit source a nañu moom colonel Abdourahim Kébé enquête ko yombul ndax ci dimanche ji rek indil na fa gendarme yi ñaari ñol-ñol bi jëkk moo di biñ ko jàppee di ko laaj dana leen ne indil leen ma ab officier mu déglu man ndax man ab soldat laa bu gradé lool l'armée bi ma bokk ba doon ci colonel mayu ma may wax ak ku nekk gaañ a nekk ca loolee di ko lijjanti ak moom ba mu yàgg mu génnee article 5 bu UEMOA bi teg ci taabal ji taxaw ne gendarme yi du ma wax te sama avocat ñëwul source a nañu ci enquête ba it tegal nañu ko fa ab audio boo xam ne ñoo ngi ci dégg kuy woo askan wi ngir ñu jóg révolté wu ba ñu ko tegalee colonel Kébé daf ne leen xaw ma fu lii jóge xaw ma it ki ciy wax kan la ab avocat moom colonel Kébé di maître Ndeye Fatou Ndiaye ni ñu ci Vox Populi dara taxul ñu bëgg a sonal colonel bi lu dul fi mu bokk ci wàllu politique journal Les Échos xëy ñu xamal ne juróom-ñeenti nit yi ñu jàppoon te ñu bokk ci parti réew mi tey jii ci lañ leen di atte enquête dina kay nañu réew mi au cœur li journal bi di waxtaane moo di teg loxo gi ñuy teg loxo ñi fara ci opposition bi Yankhoba Seydi bu parti réew mi nii ci xët mu njëkk enquête dina kay lii lépp xam nañu li ko waral dara waralu ko lu dul gaañi dañoo tiit Alioune Tine nañu bu ñu bañee yokk joote ji nañu libéré colonel bi La Tribune nañu bu ñu bañee joote am ci réew mi bay yokk mi ngi aju ci Macky Sall faw dafay teggi tànkam dellu gannaaw ci li mu nekkee ak résultat yi commission nationale recensement des votes joxe Macky Sall gagné na élection yi ak 58,27% ñi mu ko séqaloon taxaw nañu wax ñëpp dégg leen ñu ne duñu masa nangu résultat yi waaye li ko war moom Macky Sall moo di ubbeeku tàllal loxom opposition bi ngir ñu toog waxtaan ngir jàmm ci politique bi waxtaan it ngir jàmmi réew mi quotidien mel ne ku naan ko tàyyi ko li journal bi bind ci xëtamu njëkk moo di Macky di soppeeku wàllum traak mbirum auditionné ak di fitnal opposant yi Macky Sall ci loole la nekk ba tey li ñëpp yi laaj ci moom la Sud Quotidien xëyee ubbil yéenekaay bi waa Benno Bokk Yaakaar ndax seen bennoo gi ñuy woote danañu ko mën a saxal ba gunge Macky Sall ba mu jeexal mandam bi docteur Maurice Soudieck Dione ni ñu ci yéenekaay
yéenekaay bi gëmuma ko. Benno Bokk Yaakaar foo jaar dafay tas ne bu ñu demoon tey ji ba yegg ci élection présidentielle yu 2024 yi xel xalaatul ñuy juboo ci candidature unique. Ñaar ci ay àndandoom moom Macky Sall mu di waa parti socialiste ak waa AFP seenu ëllëg le journal Source A xëy di waxtaane ci xëtamu njëkk. Yéenekaay bi nañu ba ñu cay waxtaan ba laaj ci Abdoulaye Wilane lu mu ci xam daanaka Abdoulaye Wilane doo rekk la leen deful lu defu di waxul lu ay di njàmbat. Karim Wade ay mbiram mi ngi gën di gàll góose. Vox Populi xamal ñu ne la mu demoon doon ko kalaame ji ca CEDEAO mu di ñu bàyyi ko mu bindu ci liste électorale yi cour bu CEDEAO débuté na ko léegi nag moom Karim Wade moo ki avocat ca organisation des Nations Unies mu di ONU fa la ñu jëm. Journal Le Quotidien dëggal xibaar bi ba tegal ñu ci sax ne élection yi taxoon Karim Wade doon rey boppam ci am carte électeur élection yi weesu na waaye li ko tax di sonn jamono ji moom Karim Wade moo di bëgg a wan askanu Sénégal ne dañu koo tooñ loolee nag amewu ko ca CEDEAO fa mu jëm léegi moo di ca comité des droits de l'homme bu organisation des Nations Unies fa la koy jooytoo. Dieynaba Baldé mi ngi jooy doomam ci l'Observateur mooy yaayu Ahmadou Seydi di xaleb ñetti at bi ñu fekkoon ñu faat ko sol ko ci saako sànni ko ca filao yi. Dieynaba nee na li mu yëg jamono ji ak di ko dund ñaanalu ko benn yaay mënul gëm ba léegi ne doomam dem na bu ñu dem fenn nañu des ci l'Observateur. Mbuur toj na polisu Mbuur toj na rajax yëral xët mu njëkk yéenekaay bi ñeenti téléphone portable la ñu sàcc ci biir police bu Mbuur yéenekaay bi nañu li ci gën a yéeme nag moo di téléphone portable yooyee benn ba commissaire bu police bee ko moom ya ca des ay élément